Tijani Murani Muritara Mini Tara Koronife Cheikh Umar Foutiyu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam ñu ngi rafetlu baax seen ànd ak Ferlo FM Daara 94.0 ak 3w.jolofactu.com mbokk yi ni ñu ko baaxoo di ko ànd ak yéen seen émission pencum Jolof gannaaw bu ñu gërëmee honorable député Mame Bounama Sall mi nga xam ne moom la ñu àndoon ak suñu waxtaan wi ñu génn tey mbokk yi ñu ngi wéy di am ci mbégte baax dalal ci maire bu Labgar di Idrissa Diop moom nag ñu bëri xam nañ ko ci Jolof ñu fas yéene waxtaan ak moom lépp loo xam ne lii jëm na ci jéego yi nga xam ne mi ngi koy daal di def waaye yemook tamit nag bëccëg gi nga xam ne dañ ko jagleel ab drapeau ci biir Jolof ci festival Jolof suñu culture ñu fas yéene waxtaanee ci loolu tamit monsieur le maire ñu ngi lay nuyu am nañu mbégte baax dalal. sëñ Dame Ndiaye ñu ngi lay fay donc di la jaajëfal ci invitation bi nga xam ne invité nga ñu ko di sant képp koo xam ne da lay déglu ci réseau yëpp nag maanaam rajo yeeg presse en ligne beeg presse écrite beeg képp koo xam ne day jëlaat say information di ko jaarale ci Facebook bi lépp ak fépp waaye mën a ne. surtout nga di jolof nag ñu ngi lay jaajëfal di la beral nuyu ci liggéey bu rafet bi ngay def. alors monsieur le maire Goulet ngay addu ci émission bi mais Idrissa Diop dañ ne ku dëgg pulaar la pourtant wolof la Idrissa fan la jëlee pulaar bi. waaw dama dëkk Labgar nekk nag dëkku càmm dëkku boo xam ne pël yi ñoo fa ëpp donc lu soo doon ci xayma juróom-ñaar téeméer boo jël juróom-ñaar fukki nit yi ay alpulaar lañ maanaam ay pël lañu comme ni ñu koy faral di waxee te nag mu nekk làkk boo xam ne ala kulli alin dañu dëkkin bu rafet ñu nekk ay mbokk sëy ci suñu biir donc ala kulli alin làkk ko daf ñuy waroon parce que yomboon nañu trop te nag aussi dañ ko bëgg parce que nag am na ñoo xam ne dañuy nekk ak ay pël wante duñ mën a dégg làkk bi yàlla beral nañu loxo ba pulaar bi nga xam ne moom dañ koy wax man dama koy làkk te di ko bind donc loolu yàlla may na ma ko te nag maa ngi koy sante yàlla bu baax a baax parce que njariñ la culture pulaar dafa am richesse donc soo ko booleeg ak suñu yos donc da ngay bokk jolof te nag kenn du la gën a nekk jolof tamit. alors monsieur le maire xëy na ñu porox loolu ci laaj la dëgg tey monsieur le maire xam naa ne wax naa yenn ci ne yaay maire bu Labgar di tur bi nga xam ne moom la jolof yi gën a xamee waaye yaa ngi ci yeneen ONG d'abord Idrissa Diop ci biir jolof tey fan lañ koy dàkkal ak lan moo koy boole Labgar suñu dëkk cosaan la fa laa juddoo man sama yaay mi ngi bàyyeekoo dundoo ci Parba ñëpp xam nañ koy Alaaji Asan Ngom moo jur sama yaay sama papa jógee dëkk bu ñu naan Buli Nay ci Fuuta la bokk wetu Ayre Laaw donc tey mën naa ne duñ ma sot fay ci Fuuta duñ ma sot fii ci Jolof ndaxte sama tànk yi ñaari famille yëpp wax dëgg yàlla dafa dañu nekk ay famille yoo xam ne sosoo ci ay kër yu mag voilà donc moo tax ma nekk Labgar moo tax ma dëkk Labgar. alors monsieur le maire tey jii ci rajo la ñuy waxtaanee yooyu itam ku la wax xam ne taskatu xibaar nga daanaka ndax yëngu ci lu bëri yaa ngi jóo sa loxo ci kuréel gi nga xam ne gi moo ëmb rajo communautaire yi Ferlo fii nga xam ne fii la ñuy waxtaanee Jolof Actu rawatina Ferlo moom daanaka tey dañoo dara rek un membre de la rajo monsieur le maire. xam nga rajo Ferlo sax ndeysaan damay faral di wax xam nga Thiaye Jandiaye dafa nekk sama mag moo nekkoon suñu secrétaire général de kuréel bu ñu naan ADENA waa ADIT ñi ngi may dégg. Association pour le développement de Yang voilà donc bu njëkk woon ñu nekk association maintenant léegi développement intégré loolu lépp fi la ñu fekk ADENA nag dafa nekk kuréel boo xam ne wax dëgg yàlla ci bi may tàmbali ba may jógee ko bàyyi ko tukki dama ñëw rek ñu ne ma rajo baa ngi nii donc ma yore woon fa benn kilifteef donc nekkoon fa responsable programme di doxal rajo bi nag di fa def liggéey boo xam ne bon ñi ñu ngi doon apprécier ñii ku ci nekk ak dayu bi nga koy apprécier waaye dañu yàgg fa lool donc depuis le 11 juin 2000 fa lañ nekkoon ma am chance bokk ci ay concours yu bëri bokk ci ay tàggat yu bëri école supérieure bu journalisme bu Lille tàggat nañu donc ci lu jëm ci wàllu rajo micro voyageur tàggat nañu URAC AMARC voilà donc kuréel yëpp wax dëgg yàlla lépp lu neexoon ci rajo communautaire ci jamono yooyu xam naa ko ndax am rajo communautaire yi bariwuñu woon waa Fissel xam nañ ci dara Fissel Mbarane fi nga xam ne moom la fa la Talla bokk ba bañ fay dem ñun stage boobu Talla nekku fa woon Talla Dieng men donc wax dëgg yàlla di sant yàlla rek bon man nag lañ fi ñu ma gën a bëri xam mooy ci wàllu ONG dafa nekk doon liggéey ci benn ONG bu ñu naan
le centre d'études de recherche et de formation en langue africaine ONG boobu nag nekk ci biir Ranérou Ferlo may nekkoon ci bureau bi nga xam ne moom mooy bureau bu Linguère bureau Ferlo lépp lu jëm ci wàllu tàggat yokk xam-xam yokk xarala donc loolu mooy suñu wàll donc ci biir kuréel bi donc def ay communication institutionnelle di waxtaan ak di weccoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waay denc wala waay yi nga xam ne ñoom ñooy yore yenn kuréel yi naka lañ leen di ñaaxee naka lañ leen di càmbaree ba ñu mën a soppeeku ci anam yu gën a baax ca fañ nekkoon di def ay diagnostic ak di def ay formation donc liggéey boobu ñu ngi ko doon def muy liggéey bu am solo ci biir département de Linguère donc léeg-léeg tamit ñuy def suñu consultance bopp ndaxte comme ni ñu koy waxee rek di xarmat di dundee donc loolu aussi wax dëgg yàlla bokk na ci suñu ay yëngu-yëngu. alors monsieur le maire xëy na dana ñëwaat ci partenaires yi ci bu ñuy dugg ci li nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne def nga ko ci commune bi mais li ñu wax lii lépp ku la gis xam ne monsieur le maire ak ku fonk communication la d'abord. waaw communication dafa am solo parce que dafa transversal donc ci fànn yëpp dama jàpp ne bi may door a ñëw Papel nekk ci kuréel bi ñu naan Council Association for Action yore tout ce qui est capacity building ci biir ñaar fukki forage ci biir Ferlo dañu waxoon ne restructuration ak renforcement de capacité mooy ànd wante nag lakalal mooy communication donc animation sensibilisation donc muy ay ponk yoo xam ni projet boo jël loolu ma nga ca parce que ñi dañuy jàpp ne communication journalisme rek communication c'est au-delà de tas xabaar communication da ngay réparer communication da ngay initier communication da ngay éduquer mais communication aussi da ngay informer donc l'information la communication elle est globale donc dafay am lu bari loo xam ne mi ngi ëmb ci biir communication tas xabaar ci la ak leneen ak leneen ak leneen donc man dama jàpp ne communication fu mu amul tamit réeroo dana fa am donc communication fépp fu mu am lumière dana fa am ñàkk réeroo dina fa am waxtaan aussi dana fa am jiboo dina fa am donc communication moo war a njëkke moo war a nekk ci digg bi te moo war a mujj donc dafay accompagner tout processus de développement donc la communication elle est transversale elle est là à côté elle est avec nous avant pendant et après waaw donc communication du jeex. alors mais tey monsieur le maire mën nañ la jàppee ne société civile nga woon observateur nga mais tey moom homme politique la boobu homme politique bi lañ lay jàppee tey. man xam nga ñun ñëpp ay société civile comme ni ñu koy waxee donc dama ne ku ci nekk am nga loo yëg ku ci nekk am nga loo bëgg ku ci nekk am na lu dee sa biir xol bi day des kay nga fësal ko wala nga ñàkk koo fësal ci gàttal rek bi may commencé dugg yëngu ci wàllu politique man may fëgg dënn naan ma société civile mais soo nekkee société civile doo nas doo nocc tekki woo dara maanaam fii ngay nekk naan société civile à la limite c'est vague et puis quelque part moment. exalé wu ci wàllu politique taxaw nga di. waaw loolu mais am na loo bëgg parce que mais politiciens aussi am na lu ñu bëgg politiciens yi am na lu ñu bëgg c'est-à-dire xalaat bu nekk ci doxalin tey lu fi rafet lu ci gën a bëri politiciens yi ñoo ko def. alors kon da nga bëgg ne société civile amul ci réew bu Sénégal. am na ci réew mi Sénégal mais société civile nekk ci société civile politique dama xamoon ne su ma nekkee ci société civile rek doo bokk ci ñiy décider c'est-à-dire nga nekk fële ca yaay ga di wax di yuuxu naan xam nga neex na trop nag nga nekk fee rek naan ni ngeen ko waroon a defee naa ngeen ko waroon a defee xam nga loolu dafa nekk loo xam ne ci tuuti daal di wax dafa yomb. waaw di wax dafa dafa mel ni comme match de football rek yow mi amoo condition nga naan non joueur bi nii la ko waroon defee donc mais dans le feu de l'action yow mi nga xam ne yaay vivre réalité yi du bokk ak nga xam ne moom idéologie ak théorie rek la ciy demee donc partant de là dama naan société civile baax na mais war nañ mën a ñam aussi nañ ci ñambaas di ko jëfee. am na ñoo xam ne que léegi gis nga moom la ñu nekkoon léegi nekkatuñ ko génn nañ. mooy loolu moo ma dal man personnellement loolu moo ma dal. alors kon lan moo la dugal dëgg-dëgg monsieur le maire ci wàllu politique. dama nekk ndaw bokk biir Lamgar donc am fa ay mbokk am fa ay xame di yëngatu ci wàllu développement maanaam ñun nit même ñuy wax ay acteurs de développement lañ fa la ñuy mujj. nekk ci affaire rajo nekk ci affaire développement pur et dur ba si kanam lépp lu war a juddu lu war a créé wu nekk dans les mouvements navétanes nekk ci mouvement de jeunesse yi voilà donc dama nekkoon maire lu yàggul nekk président de zone donc c'est-à-dire tous les secteurs loo foo xam ne secteur bu dynamique la un secteur porteur d'espoir maa ngi fa woon c'était parce que dama gëmoon ne war nañoo mën a jàpp ci li nga xam ne moom lañ bokk fépp foo xam ne aussi dañ fay waxee nga ñëw nga fekkee ko nga indi ci sa contribution loolu day tax réew mi jëm kanam. mais def action yooyu yëpp kon yaa nga doon rogo jeeru li nga xam ne moom mooy commune rogujuma ko mais dafa am loo xam ne toujours da lay manqué nee naa la décision bi la décision finale soo nekkulee élu maanaam nekkuloo conseiller soo ñuy toog ci conseil municipal bi doo fa bokk cappaandaw la mooy wax ji fa muy jeexee doo ko fekkee te amaana nag du caagi ne sax yaa leen ëpp xel mais nit ku ci nekk bëgg na fu ñuy nasee ko nocci
nga koy fekkee ngay jël ne sa xalaat ak sa xel di ko teg ci taabal bi nit ñi di ko jëfee. parce que daal nag dara léeg-léeg ci commune bi nga gis ne doxul commune rurale damoon jamono jooju. waaw ben du question sax doxul mais dafa lu nekk ak jamonoom la mais nit ku bëgg a defar foo gisee da nga naan lii war na gën war na ñoo def lu raw lii. ci mel ni yan point nga daa gis ne léeg-léeg xëy na ñi ngi ko doon doxal mënoo ci woon wax parce que nekkoon ci biir. xam nga lu jëm wàllu xam nga damaa gëm planification parce que dama jàpp ne mbir soo ci dugg da ngay jiital planification maanaam da ngay am ay jéego yooyu teg nga am gis-gis nga am ay jëmu maanaam ay objectif nag mooy ay jëmu dafa am ab diir fii ak suba lan laa bëgg a def fii ak ginnaaw suba la laa bëgg a def fii ak at la laa bëgg a def ak fii ak juróomi at la laa bëgg a def loolu dafa nekkoon ay outils yoo xam ne dañu manqué woon te comme dañu manqué woon bi ma ñëwee dama ne waaw ala kulli yaalin lu mel nii war nañ koo mën a amal ubbeeku bi mu des encore ci wàllu ubbeeku bi mooy coopération bi mu manqué woon lool ma ne fii tamit de yaakaar naa ne war nañ cee mën a am luñ gësam ak leneen loo xam ne ci dëkk bi nit ñi mën nañ koo yokk ci seen biir koom mën nañ koo yokk ci seen biir melokaan ak ci seen biir dëkkin pour jéem a yokk la nga xam ne moom mooy commune bi ci ay fànn yu bari. alors kon monsieur le maire bu ñu la déggee dëgg-dëgg mooy lu jëm ci mbirum planification kon da nga gisoon ne dafa sooxe dëgg-dëgg ci li nga xam ne mooy sa commune rurale ba woon laata muy nekk commune tey. waaw comme ni ma la ko ci waxee dafa nekkoon loo xam ne xeeboon naa ko lool donte waa ARD ñu ngi fi woon di jàppale te aussi waroon na mën a bouger lu jëm ci wàllu infrastructure aussi manqué woon na ci lu bari donc pour man ma ne woon lii lu war a mën a ne la dañ ko war nañ cee dugg ñu xaar ci suñu tànk tubéy pour jéem a gunge commune bi. mais xëy na daa nga ci waxtaan ak IFRA mi fi nekkoon PCR bi booba. waaw IFRA dafa nekk sama wayjur nekk koo xam ne ku ma déggal la bi may bëgg sax indi dañu jël initiative bi ma amoon la parce que ñun mosuñu am sage-femme mais bi ma demee ba seetlu nag jigéen ñi ngi faatu ci lu jëm ci wàllu lor yi ci jëm wàllu am wasin damaa ñu waxtaan ak moom ma ne ko yow la fi yàlla teg mais tey sama xel demoon na ci ñuy jéem a xool naka la ñuy contractualiser ak ki nga xam ne moom mooy sage-femme bi mu ne ma loolu lu baax la ma dem Linguère def ay jéego waxtaan ak médecin chef district bi ma ne leen nu ñuy amee sage-femme ñu ne ñu sage-femme de amul waande nag am na ñi nga xam ne pare nañ pour dem su fekkente ne mën ngeen leen a fay donc ay initiative la exemple la mais moom da ko doon accepté ñu amoon ay rapport yu baax ba tey jii nëgë ni ñi ngi nekkoon na fi PCR maa ko wuutu nekk maire muy kilifa ci man ñu bokk langue politique mais wax dëgg yàlla mu nekk koo xam ne tey jàppale bi daal wax dëgg yàlla jàppale bu am solo la mi ngi jàppale parce que xam nañ ne liñ fiy def intérêt wàllu Labgar kese la du intérêt keneen. alors monsieur le maire mbokk yi yéen a ngi ci seen émission pencum Jolof ci Ferlo FM ak www.jolofactu.com ñi nga xam ne ñoom ñooy internautes yi ñoom itam dañuy baaxoo di laaj ki nga xam ne kii moom la ñu daal di dalal ci lépp loo xam ne jëm na ci doxalinam mais lii ñi ñu bëri di laaj da nga am ak tekkaral goo xam ne gi dafa amoon ci yow d'abord am na ñoo xam ne laaj na la ci incident bi nga xam ne moo amoon ci Labgar boobaa léegi waxoo ci woon lan moo taxoon tekkaral googu monsieur le maire. waaw c'est la première fois bi affaire bi amee ba léegi ab journaliste di ma ji laaj am nañ sax ñu ma bëggoon a dalal ay émission mais xam nga nit da ngay gëm yàlla parce que li ma dal amaana accident la métti na waande dañ koy delloo ci yàlla parce que accident la boo xam ne bi bu ma bett daf ma bett accident bu ma bett la musuma ko yaakaare ne parce que xam nga koo xam ne man du ma candidat wu lenn nekkuma candidat député nekkuma candidat dara ma jékki-jékki mu am ñu jàmm paaka donc loolu dëgg yàlla xaaruma ko woon. da nga ci amoon mbetteel naqar. dama ci amoon naqar bi sax mais mbetteel d'abord parce que pour man gisuma lu ko jar amuloon enjeu au point de que nit ñu koy jàmpaak parce que ñun ñëpp nag Jolof lañ bokk ay Jolof lañ donc là c'était vraiment pas le moment c'était pas opportun que ay paak gisuma lu ko jar mais bon comme ndog la woon ñu am retenu yàlla def na ñu ngi nekk ak suñu bakkan nit ku ci nekk nag ak la ngay yéene sa moroom man peut-être am na leneen loo xam ne peut-être lañ ma yéene woon waande yéene bi eggul. yàlla fan la mbir mi yóbbu woon daanaka fi ñu toll nii dem sax ba la jaral dem bitim réew di faju ji kon métti woon na. te su fekkente ne sama diggante ak yow kese la fi ñu ma jam dafa nekk parti boo xam ne parti bu stratégique la parce que fii lañ ma jam fii. donc ci dënn donc way ci xol bi lañ ma jam ba mu affecté poumon côté gauche ñu yóbbu ma hôpital Fann service cardio ñu fekk fa ay professeurs yu xarañ wax dëgg yàlla ñu taxaw ci def ci luñ mën ma nekk fi presque daanaka ñetti ayu bés ba ma fa jógee ma dem Paris
hôpital américain bu Paris ma nekk fa weer fa laa jullee tabaski dëju Aliou Sow bi nga xam ne mooy compagnie sahélienne d'entreprise CSE dëjëm fa la ma fekk. hôpital boobu du hôpital boo xam ne bi nag hôpital bu nekk la donc hôpital bu cher la hôpital américain bu Paris ñu bëri xam nañ ko waande ci ndimbalul président de la république Macky Sall ci ndimbalu Aly Ngouille Ndiaye ak yàlla ginnaaw yàlla ak yonent bi ñoom ñaar ñoo jàpp ca la nga xam ne moom mooy sama hospitalisation fii ci Sénégal ba ci bitim réew. alors mais monsieur le maire tey jii laaj yi nga xam ne xëy na gaañ yu bëri laaj nañ ko tey jii mooy ne lii ñëw na tafaar nga ko jàppee am na retenu boo xam ne bii am nga ko ci am na ñoo xam ne reconnaître nañ ko ci laaj yi mais tey jii ndax du sa njuumte bu fekkee ne mën nañoo ñëwaat un peu sur les faits ñi nga xam ne moom la demee woon waajal élection yi ni nga wootee woon wala sax ki nga xam ne kii moom nga joxoon sa premier adjoint mu njëkkoon a wootee li nga xam ne moom mooy ndaje moomu mu ñëw bëgg laa teg ci bopp bi mais wax ñu également faits yi. xam nga déjà jarul sax ñëwaat mais dama lay wax rek axe yu gën a rëy dañu toog Linguère ñuy waajal di installer comité électoral donc mu am ay xëccoo ñu ne woon dafa am lu ñu jàppoon mooy maire bu ne ca commune bu mu ne na nekk coordonnateur comité électoral bi naturellement amul woon xëccoo man toog naa biir salle de conférence su mairie bu Linguère Sidel Sow mën na ma doy témoin keneen mën na ma doy témoin mën na leen nekk coordonnateur comité électoral mooy lan loolu tekkiwul dara xam nga lu fi am solo. lu fi am solo mooy ku ci nekk na nga dem fa nga war a dem nga def la nga war a def nga gagné say bureau man xam nga ni su ma doon xëccul di nekk candidat au comité électoral kay xanaa du ma yebal nag parce que gis candidat laa pare nga yeble. loolu moo jaaxal ñu bëri nga yebal sa premier adjoint. c'est-à-dire Djibril Abbas. non Djibril Abbas du yëpp dafa nekk kilifa dañ ko woteel comme ni ñu ma wotelee bokk ci parti bi am taxawaay man ma responsabiliser ko mu tenir réunion. mais ci biir réunion bi kon moom bi mu lay proposé kon yëgoo yow donc. dama ne ci biir réunion bi non naturellement xam nga kilifa lu ñuy wër ci maire yi kan mooy kilifa kan mooy diriger activités yi ñu ci gën a bëri ñu ne maire bi mën na diriger activités yi mais nekk ñoom ci suuf am na ñoo xam ne ci suuf ñi ngi naan déedéet nañ fexe maire bi bañ a diriger affaire boobu donc genre yooyu. ñu gën a bëri sax dañuy juum parce que. du ñu gën a bëri. non c'est-à-dire man da nga maa laaj ma lay tontu. oui allez-y. da nga maa laaj ma lay tontu donc li ma lay tontu mooy. ñi fa nekkoon moom dañ ko yebal pour mu def réunion yow yaa ko yebal donc bul ne dañ ko yebal donc. moom dañ ko yebal c'est-à-dire man maa ko yebal loolu laa la wax ne man maa ko yebal en tant que premier adjoint man maa ne ko teniral réunion bi man maa nekk ci diggante comité électoral bu nekk Linguère ba bu nekk départemental du ma fa dara foofu ñu ne maître Ka mi nga xam ne mooy président conseil départemental mun na ko diriger yeneen maires yi nañ diriger seen comité électoral seen commune. ma ñëw ma ne man xeeb naa loolu bi ma ñëwee mu woo ba mu ne ma dañu am ma ne ko ban problème ngeen am donc voilà mu ne ma li ma fa gis comprendre parce que dañ ñëw naa fi ñu ne ñu fi posé problème mu xaalis naan am na benn xaw ma location oto bi ñu fi joxe woon ak ay xaw ma 200,000 ki ay 300,000 comme noonu la demee tey ñu ngi koy wax sa ginnaaw man de dañ ma yónni woon comme da yéen ci indi ay xaalis yi ñu fi joxe woon luyee oto. loolu wax dëgg yàlla mënuma cee tontu. kon yow dañoo bañoon nga jiitale parce que dafa am lu ñu doon romadaat ci suuf ne xëy na ak ñàkk ak jub. dama ne mën na am du question ñàkk ak jub. parce que man aussi Labgar laa bokk. am naa fa xëy na dañu am lu ñu doon joxoñ baaraam tuuma donc peut-être. mënul nekk loolu. parce que yàgg nañ fee def ay wote ci man la élection commencé ñu ne budget campagne mi ngi nii ma jël teg ko ci taabal ji te soxluma ci gasoil soxluma ci 1 litre carburant. amul fenn fooy déggee ñu ne budget campagne ak même bu dee ñaar dërëm la wala bu mu dee milliard la mosuma cee soxla lu toll nit bën bunu puso lañ fa def su mën naa la ubbil sama ordinateur woon la benn projet de budget dañuy ne comme élection lañ jëm te dañoo bëgg le maximum de personnes voter pour ñu am le maximum de députés nañ fexe ba ku ci nekk responsable bu nekk ci bureau de vote ba yooyu responsable nañ def seen comité électoral bureau de vote seen bopp déggoo ma de fukki bureau ak benn moo nekk Labgar bureau de vote bu ne ña fa nekk ci coalition bi ñu dajal leen ñun leen yéen ñeenti nit yi ñëw leen ngeen représenter bureau bi su ko defee la nga xam ne moom la parti bi yebal su ñëwee ci wàllu oto transport soo amee 100 électeurs ñu jox la ñaari oto
ñaari oto c'est-à-dire benn oto bu ci nekk dana def ñaari voyage minimum ci journée bi 25 wópp ya soo amee 200 nga am 4 oto soo amee 300 nga am 5 oto point foofu lañ ñu tablé ko donc c'était vraiment yooyu la am na bureau de vote yi dañu ëppalante ñii am nañ 100 ñii am nañ 200 ñii am na bureau de vote yoo xam ne am na 500 électeurs. mais monsieur le maire tey jii sa premier adjoint yebal nga ko woote na am na ñu bañ nga nekk njiital comité électoral bi lan moo tax nga yaakaar ne wala lan nga jàngatee ci ñooña bañ ne yow doo ko jiite. non xam nga gis nga bañ bi adjoint ça dépend ci liñ ko wax adjoint man woo naa ko vendredi maa ngi nekk Dakar. ma ne ko ndax pare ngeen seen réunion mu ne ma réunion bi de pare wuñ ko parce que am na loo xam ne du bu tudd seen tour c'est pas la peine nee nañu voilà meeting dugg na fii génn fii meeting amoon na à Linguère le premier ministre war a ñëw meeting si je me rappelle ñu war a louer ñeenti oto muy 60 000 francs par oto muy 240 000 ci 240 000 yooyu ñu louer ñaari oto Baaba Mangane ñu luyee oto Amath Polaan ñu luyee beneen oto pël bu fa ne xamatuma tur bi nan la donc muy 4 ñoom ñoo ko luyee ñoo fay man du ma dugg ci ay affaire de location parce que ça ne m'intéresse pas l'essentiel mooy nañ yóbbu nit ñi. les mêmes personnes ñi nga xam ne seen oto yi dañ leen a luyee woon ña nga woon toog ca saal ba ñu wax ko 240 000 te ñeenti oto ñu luyee leen te ña encaissé xaalis bi nga woon toog ci biir saal bi donc c'est-à-dire je veux même pas revenir là-dessus. non leeral rek parce que comme dafa am ñu lay interpréter ci loolu. non mais dama ne ay détails la parce que loolu détail la imagine ñu ay non 240 000 quand même voilà est-ce que comprendre nga 240 000 francs loué ay ñeenti oto. nga yaakaar nañ la xeeb ci loolu ñàkk laa xam la donc. non du question xamante nañ on se connaît quelqu'un qui dit que koo xam ne daf ne budget wu campagne soxlawuma ci 1 franc bi ma dalee élection ba léegi mosuma utiliser budget campagne. bi nga xam ne moom dañ koy joxe teg ko ci table yi kooku soxlawuma ko. déggoo ma oui ñu avancé donc monsieur le maire mais mujj gi yow yaa ñëwaat woote sam ndaje. non xam nga il était temps que ñu war a woote daje bi man leen y a pas péril à la demeure d'ailleurs man am na loo xam ne waxoon naa ko Linguère te bi ma koy wax Linguère ma woo Sidel ma ne ko Sidel am na loo xam ne waxoon naa ko Linguère te loolu ba léegi maa ngi ci ñun nekkuñu fii ci ay dynamique gu xëccoo kii ne moom mooy nekk kii ne mooy nekk non gis ngeen. fii loolu yëpp amul enjeu bi amul bureau de vote bu ne te aussi il fallait qu'on avance jël suñuy responsabilité je suis responsable là-bas bureau de vote bu ne ay nitam nañ ñëw soo comprendre nga on a 11 bureaux de vote minimum bureau de vote bu ci nekk minimum nañ ni ñett minimum soo mënee nga indi ñeent donc yow bureau de vote 1 nga nekk wala 2 wala x wala y yéen waa dëkk boobu su ngeen ñëw 3 nañ ñëw su ngeen ñëwee la nga xam ne moom lañ indi parce que comme da ngeen ko yóbbu ci seen bureau fa ngeen di toggee seen añ fa ngeen di luyee seen oto su ngeen di ñëw la nga xam ne moom moo ñëw fa ngeen koy jëlee ca taabal ji xam nga loolu jarul trésorier ñu wax waxu oto mën na leen oto borom bureau de vote bu ne na dem luyeel boppam oto ku ne na jël sa xaalis nga luyeel sa bopp ay oto ay trésorier fii xam nga loolu affaire jaaxaan la nooy nan laa mën a nekkee labgar man ma yore trésorier ma ne damay jël xaalis élection di ko dugal sama poche ça n'a même pas de sens. Convoque tous les bureaux de vote convoque tous les responsables ku ci nekk nga ne ko nag yéenay seen comité électoral bureau boobu moo gën a gàtt. alors mais kon ndax da ngay justifier li nga wax nii par rapport ak bi nga wootee sam ndaje nga taxaw yor sa liste di lire ne ñii ñoo dugg ñii ñu dugg. non c'est-à-dire loolu beneen affaire la c'est-à-dire déjà kan moo war a convoquer kan mooy convoquer. yow en tant que maire bien sûr man maa convoquer. non seulement man maa convoquer mais les représentants des bureaux. les mandataires des bureaux c'est moi qui les ai désignés man maa leen tànn man maa wax kii mooy mandataire fii kii mooy kii lii fii kii mooy lii fii yàgg naa ko organiser depuis 2014 ba nëgë ni alors à quoi bon léegi yow su ma waxee daa am seen bureau diw ak diw ak diw wala ak keneen koo leen ci boole. ñëpp consensuellement ñëpp xam nañ ne mënoo woote labgar yëpp mënuñoo toog ci benn salle laax de. di wax ci affaire comité électoral loolu xam nga loolu nekkatul comité électoral. mais bi nga déggee ndorte la coow moo ci amoon. kon fekkee ne da nga ñëw woote. bu ko defee dégguma coow déggoo ma la mbetteel. non ndorteel waaw sa premier adjoint bi mu wootee. consensus amu ci woon yow nga ñëw di woote waat booba waar nga bay xol. non xam nga premier adjoint man maa ne ko wooteel. soo comprendre nga comme joxoon naa ko ne ko wooteel la deuxième fois
man maa wootal sama bopp. mais est-ce que waroon wax monsieur le maire population yi na leen kat ki nga xam ne kii mooy nekk njiital comité électoral bi du yéen a koy tànn du yéen conseil bu ko defee ñoom parce que ñoom voilà fa ngeen ko doon waxtaan ni du labgar. loolu c'est connu de tous. non maintenant conseil peut-être xamuñ ko parce que buñ ko xamoon duñ ci jar coow. xam nga loolu laa lay fekkoon budget nga doon wote bu ko defee conseil bu ne dana wax ne man am naa ci cër war naa ci mën a wax force dama siy dugg mais la ngeen waxtaanee Linguère ba ngeen ñëw na ñun ko maire bu ne yow yaay jiite li nga xam ne mooy comité électoral bi nga ñëw ñu war laa fal directement am ñu bañ voilà mais. man nekku moon sax dans une logique di ma fal ma bëgg daam nga déglu ma man nee naa leen la ma jëlee Linguère ak la ma fa wax loolu laa waxaat ca penc ma. am ñu ko bañ. non du question am na ko bañ man réunion amul sax réunion dafa amul sax. yow yaa woote bu ko defee kon ñi ñëw kon nga convoqué wut ñan nga convoqué. très bien tous les responsables de l'ensemble des bureaux de vote dëkk boo dem bureau de vote boo dem am na fa ay kilifa yooyu laa convoqué ay amul benn kilifa boo xam ne tey bu am dayoo buy taxaw ne man convoqué wuñ ma ñu dellu encore ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ci coalition bi ña ci bokk. yi responsable yi encore ñu ñambaas leen ci encore boole leen ci la convocation elle a été très intelligente c'est-à-dire du loolu mooy problème bi xam nga nee naa la wolof Njaay neen lu la bett mën la c'est tout à fait normal te accident la def nañ ko te je pense que regret ñi ko def regret nañ ko. alors mais léegi jàmm bi moom fu mu jógee par exemple dafa am ñu waroon dugguñ donc. non xam nga jàmm bi man déjà maa ngi taxaw ci bunt bi xam nga ku yor sa liste mel garde corps quoi monsieur le maire. non pas yor sa liste mel garde xam nga am na yenn réunion yoo xam ne. réunion ci saal adduna mënul xëj ci saal am na ay réunion yoo xam ne yoo xam nga adduna mënul xëj ci saal mënoo ne da ngay dugal adduna bi yëpp ci benn saal c'est pas possible te réunion laa wax pour mu am la ciy judd luy jëriñ dafa am wax dëgg yàlla ñu ko war a fekkee na ko seen borom fekkee man bureau de vote Labgar 1 laa bokk ñan tànnoon pour ñu bokk bureau de vote Labgar 1 man bokkuma ci man Idrissa Diop muy wax ak yow parce que ça ne m'intéresse pas ñoom nañ ko fekkee. suñ ko fekkee ñoom suñuy convoqué Labgar 1 man danaa ñëw toog c'était pas ça le problème. le problème bi dëgg-dëgg. non je sais pas man dama ne la si je te dis que. mbir mi ni mu la ñëwee xamoo ko. dama les bureaux je les ai par cœur bureau de vote Tecerlo Alsane Harouna Ndiaye responsable la fa diw bureau de vote diw bureau de vote diw ba ci ki ma jam dañ ko convoqué. moom sax boo fee non seulement moom laa def mandataire conseiller la moom laa def mandataire donc ça xam nga fekk dama ko convoqué ak ñam àndaloon ñan jàppoon ñëpp dama leen a convoqué. mais xëy na li ñu wax mooy ne dafa bëggoon dugg gën xëy na bañ koo xañ. dama ne non dama ne la dama ko convoqué laa wax dama ko convoqué pour mu ñëw dugg moom soo xoolee feuille bi ma yoroon ba am deret turam moo nekk ci kaw ci bureau boobu moom mooy mandataire bi encore de sur quoi. d'accord mais c'est comme na mu demee monsieur le maire koo woo pour mu ñëw mais buy dugg. dama ne non xam nga am na lu bëri loo xam ne peut-être moom mën na ko xam mais l'essentiel man bi ma accident bi dalee ci buntu bi am na ñoo xam ne dama leen wax dugg leen ñu ne ma non xaaral am na ñoo xam ne dañ ne ma xaaral may ma tuuti xaaral. wallahi je savais pas quelque chose qui se trame. xam nga ñu jàpp ne da doon bëgg a dugg xëy na man la nga bëgg ko. non c'est pas non quand même man aussi soo ma xoolee xam nga am na ñoo xam ne xoolee nga sol sa yëre yu rafet wax dëgg yàlla yu weex tal ah ñun ñëpp ku ci nekk mën na am garde corps ku ci nekk mën nga may garde corps ah ñëw taxaw kuy ñëwee fitina xam nañ ko ñun ñëpp ay politiciens lañ yow gis nga politiciens yi nu ñuy def mais man wax dëgg yàlla damay dox pour man comme yoraluma nit dara comme tooñu ma nit comme defuma nit pour man tout est rose wax dëgg yàlla tout est rose musuma koo naanee ndox parce que. loolu mooy bett gën a bett nañu. mooy dama leen bett rek mais dama ne tout est bon. mais non seulement yow dañ la laal mais am na ñun ci laalaale. mais justement parce que nii te tey ñooñu peut-être man j'allais mourir. say rakk donc. oui am na ñoo xam ne dañuy génne état civil juste bi mu waaj a jamee paaka bi der ji génn automatiquement gars yi yuuxu lan la yeneen paaka génn ñoom ñu dox ci diggante bi ñu jam leen ci mbagg c'est-à-dire les gens ils étaient entre nous. muy kan ak kan sa rek ñaari rakk donc. samay bon c'est deux kenn ki c'est un frère kenn ki c'est un cousin ils étaient au niveau du bureau de l'état civil ñoom daal juste bu ñuy génn dañ ciy yem. alors kon da nga yaakaar luñ préparé woon na donc. mais oui justement ça c'est loolu kay c'est évident. dama ne la ça c'est inadmissible il y avait des gens dans la salle quand l'accident là se passait bi muy am man ak ñaar wala man ak ñett nit kese ñoo nekkoon ci biti
est-ce que comprendre nga donc bref c'est des choses ay circonstances. lu càgg na vraiment dafa bëggoon a dugg monsieur le maire na ko doo dugg wala quand même xam nga aussi du question bëgg dama ne xam nga ne su man maa woote affaire bi. boole ko ci ñi nga wooñi dama ne man maa woote sama téléphone laa jël xam nga nag je suis trop prudent parce que ci politique lañ nekk am na loo xam ne te bëgg nañu gagner ma ne fukki bureau ak ñett lañ am bureau bu nekk na indi ñetti personnes yaatal nañ comité électoral bi loolu ma ne leen lii mooy comité électoral bi soxlawuma ci président soxlawuma ci trésorier soxlawuma ci lenn xam nga laa soxla yéen ñett ñu jógee seen bureau yéen a yërif seen bopp xaalis bi soxlawuma ci dërëm laa wax soxlawuma ko ci su ngeen wotee ba pare man maa jël sama oto def ci gasoil dajale PV yëpp remonté ko yóbbu ko au niveau de Linguère. ñu avancé mais monsieur le maire kon Moussa moom lu tax ñu jàpp ko ci kon. loolu moom xam na peut-être li mu def biñ koy entendre bañ jàpp ko peut-être moom xam na li mu def. mais yow boole woo ko ci quand même. non ma ne xam nga dañ koo jàpp peut-être moom biñ ko jàpp la jamee saa si xëy na xamoo kan la woon donc. non ma ne biñ ko jàppee moom peut-être xam na li mu def moom loolu question boobu moom la. alors mais tey jii lan moo waral monsieur le maire mbir mi ni mu méttee nga dem faju ji ba noppi ñu tëj ba noppi nga dem ba Louga di leen ziar parce que loolu également ban signe la. waaw xam nga lépp loo gis ci àdduna nit dafa war a gëm yàlla parce que bi ma nekkee Paris di faju am na ku ma dégg dañ ko agressé Guédiawaye mais dañ ko ñam paaka mu dee te man mënoon naa dee parce que ñii dee man gënuma leen te nag affaire u àdduna la te ñun ay mbokk lañ te Labgar dafa ndaw Labgar du dëkk boo xam ne lu ñëw rek xëj na ci biir déedéet am na loo xam ne nit ki da ko war a jëlale mbir mi dem na ba tollu benn jamono boo xamante ne bi lu nekk yéeg naa ko ci biir lu nekk dégg naa ko ci biir tudd nañ ci sax ministre tudd nañ ci Ali te Ali téléphone lañ wax naka sa yaram point damay faju ji mu yónni ndaw ne ko am joxal ma ko diw point jeex na il faut comprendre lu nekk dégg naa ko ci comprendre que les gens ils ont voulu politiser am na sax ñoo xam ne fii ñoom ñoo jëlal avocat ay nit te wax dëgg yàlla xam naa l'affaire la ban portée la am fi ñu ma jàmm yow intellectuel nga xam nga ban portée la am donc yàlla daal def na ci sutura comme maa ngi dund. moom nga fa jaaree dee moom. mais loolu ça c'est sûr fi ñu ma atteindre ça c'était la mort. ci xëtër bi daanaka. ci xëtër bi poumon gauche bi dañ ko atteindre dañu atteindre poumon gauche bi. alors lan nga ci jàngatee ci loolu lan moo war a da nga dem Louga. non xam nga li ma ci jàngat mooy je suis revenu le pauvre mi ngi kaso yàlla man may na ma chance ma mën a taxaw mën a wax mën a ñëwaat ci société bi. le pauvre mooy Issa mooy ki nga xam ne defoon nañ ko fi c'est-à-dire ñee dañ leen a dégg na ci li ma dégg mooy li ma juge bi wax dañ leen a utal dañ leen defal liberté provisoire. oui ci LP lañ nekk nii. ci LP lañ nekk jugement amagul soo comprendre nga quand je suis venu ma ne ko dama ñëw ma taal sama oto ma dem ba Louga ma ne ko ma ñëw ma ne juge bi man maay Idrissa Diop ah bon ma ne ko lenn moom fi indi je ne me constitue pas en partie civile pour le cas mu ne ma comment ma ne ko mais man loolu sama initiative personnelle la mais monsieur le maire on a commencé la procédure auditionnée nii ne nga mën a ko non monsieur le juge on est à Labgar c'est une communauté bi nga xamante ne nit ñi bariwuñ te wax dëgg yàlla li ma dal kii ay mbokk mi ngi nii ma indiwaale juróom-ñeenti ci ay mbokkam juróom-ñeenti pour ñu jël ma témoin. Issa Bofel moom Issa ka juróom-ñeenti waa këram laa jël Samba Ndiaye bi nga xam ne commerçant la nekk Daara dafa bokkoon ci délégation bi ma ñëw may indil leen maal yóbbu sama bopp donc il fallait que man ma def sama intervention avocat mënu ci dara yeneen politiciens yu ci bëggoon dugg di ci bëgg indi yeneen contribution mënuñ ci dara kenn moo ci mën dara muy man. parce que dafa am politiciens yoo xam ne dañ ko bëggoon a diisal mbir mi. dañ ko xam nga yow xam nga la mooy récupération politique. et puis man porté wu ma plainte. ñoo ñan la politiciens yi nga xam dañoo bëggoon a politiser mbir mi. peut-être suñ dégloo émission bi danañ xàmmee seen bopp dañ xam seen bopp am na ay politiciens yoo xam ne jëlal nañ avocat Issa Ka suñ dégloo émission bi ils vont se reconnaître mais loolu lépp c'est pas important Issa Ka man rek maa mënoon nekk avocat am donte li ma def métti na mais man rek maa waroon a mën a nekk avocat am te bi ma nekkee avocat am il a humé l'air de la liberté provisoire comme tu l'entends mais man sama yéene du moom ak ñeneen ñi sax
parce que man pour man combat ci àdduna te ñaanuma yàlla man ma jël arme blanche wala yet di jëm ci kaw doomu aadama kooku man yàlla na ma yàlla musul ci loolu. alors dañuy wax ne sa njaboot kay xëy na ñoo foqal sa loxo na la demal nga jéggal nga jéggal leen. yëguñ ko. sama njaboot kenn yëgu ko. Labgar kenn jàpp ci. Labgar kenn jàpp ci kenn yëgu ko maa taal sama oto Dakar fii laa jógee fii hôtel des députés taal sama oto dem Louga kenn xamul ne dem naa Louga ba ñëwee ma ne ko dama bëgg a gis Isaaga Bofel mu ne ma tey jour de visite ma ne ko danga ma defal permis spécial mu defal ma permis spécial mu dem ñu génne ko fa mu toog mu ñëw mu toog ma ne ko man mi nga xam ne lii la dal ci man nga ko def man jéggal naa la ci xol bu sedd guy laajuma la 1 franc te xam naa li ma fajoo. ñaata. xam naa li ma fajoo c'est pas la peine qu'on en parle mais xam naa 1 mois hôpital américain bu Paris c'est pas donné à n'importe qui mais sant yàlla ba ñi ñu jàppale wax dëgg yàlla def nañ ci seen loxo. alors mais Isaka bi nga ko gisee ndax da nga yaakaar ne loo xam ne accident la mais mus am benn rancune envers vous. non parce que yéen a bokk day yéen a bokk camp peut-être. xam nga dañoo li ma lié Isaka dafa bëri Isaka sama grand frère Moustapha Dia xam nga wax naa fi waxu àddina Moustapha Dia mooy président àddina man secrétaire général àddina la donc c'est compliqué. mais alors LP bi da ngay boo sañoon dañ koy neenal lépp mu jeex wala. man ne amul kenn ci ñoom koo xam ne topp naa la du toll nii bën puso amul kenn ci ñoom ñëpp kul yoon ne tax nga ci ak ña ci naroon a topp nag jotati. am na ñu ci naroon topp donc am na ñu ci naroon topp ñoom ñëpp parce que affaire bi dama ne la véhicule dafa am véhicule lu ñu naan véhicule maanaam dañ ko lu ñu waajal la donc waaw lu ñu waajal la c'est avec préméditation ak dañu waajal la ña ci naroon topp loolu lépp dama ne nañ ko jël teg ko ci suuf man nag di ñaan. ñi nga war a tension boobu ci war politique. loolu ñoom peut-être ñoom xam nañ ko mais en tout cas man animé wu ma te ñaanuma yàlla mu animé ma ba mu topp ma ba ma koy def doomu aadama c'est-à-dire tey lu am solo mooy nañ liggéeyal askan wi nañ leen defal lu baax nañ yar nit ñi mag ak ndaw nag ku ci nekk ci ñun na def li mu war a def. d'accord alors tey commune bi xëy na liñ ci waroon wax commune bi tey jii xëy na ñu jël pàcc par pàcc bu dee lu jëm ci wàllu njàng mi surtout CEM bi am na kenn ku jàngalekat ne CEM bi daal moom bi bokk na ci diwaan yi fi gën a am njëkk am CEM mais ba tey xëy na ba tey clôture beeg lu jëm ci yenn abri ba tey dafa des lenteur administrative donc. CEM bi du suñu sax compétence donc loolu conseil départemental la mais man yàgg naa intervenir ci CEM bi personnellement. dugal naa sama loxo ci CEM bi parce que CEM bi def nañ fi ay bibliothèque te loolu du suñu rôle mais dañ ko def en tant que natif de Labgar lépp nag lu ci war ci CEM bi fépp fu ñu waroon dugg su fekkente ne ministère la su fekkente ne bind la su fekkente ne dem IA la su fekkente ne wax la fépp fuy waaye di teg tànkam rek lu ko dalee ca direction bu gën a ndaw ba ca président de la république sama tànk egg na fa sama kàddu egg na fa maintenant nag comme on dit dañ koy def dans le cadre de des programmes su jotee yaakaar naa ne dina sotti su jotee nag laa wax. d'accord alors bu dee abri provisoire tamit sa compétence mais ndax yaa ngi layal ba tey tamit mi nga am sa diwaan. waaw am na ci école yoo xam ne nouvelle création am na abri provisoire nouvelle création parce que lu waral loolu mooy da ngay gis ay village seeni borom indil la dajale lay xale ñun dañoo bëgg ñuy jàng nga ne ko waaw yéen amagu leen fi ngeen def ñun leen ñun sax suñu amee mbaar sax baax na l'essentiel daal nañ jàng loolu moo jur am na fa ñaari abri provisoire mais école ay nouvelle création lañ école yooyu ci yooyu la. mais je pense que loolu lu logique la lu normal la parce que lu gënoon jafe mooy ñu soxla ñoom ñu bëgg am service bi ñu muta leen mais donte bëgg nañ ko te wax nañ ñu ko ñu def jéego yu ñu war a def dem ba ci IEF bi mu ne ñu est-ce que mën ngeen pour le moment amaguñu fi ñu leen dugal comme dañoo bëgg a jàng nu ñuy def man leen affecté leen enseignant ñu affecté fa enseignant bi di leen jàngal ñu bëri ci ñun jàng nañ ci lampe pétrole di jàng nañ ci abri provisoire donc Sénégal moo fa tollu ak gum te dinañ ko éradiquer gis naa ay programme boo xam ne c'est un programme d'éradication d'abri provisoire yi ma lay wax yi sax d'ailleurs am na ñaari écoles yoo xam ne yu ci intéressé commune bu Labgar j'en ai discuté avec l'IEF récemment il m'a confirmé qu'il y a 2 écoles qui font partie en tout cas pour ñu gagner marché bi ñëw nañ ba ci moom wax nañ ko ils ont été à Labgar mais sama ginnaaw la
dama nekkuma woon Sénégal moo tax. alors monsieur le maire Idrissa Diop mbokk yi seen émission pencum Jolof mais gannaaw loolu tiit sa programme bi nga xam ne bi am nga ko muy programme de développement communal di boo xam ne bi xëy na raw nga ci commune yu bëri d'abord am na ñu lay interpellé ci li nga xam ne mooy intercommunalité ban gis-gis nga ci am mais au delà de loolu programme bi tey lan mooy yokk bi lan mooy priorité ci li nga xam ne moom mooy PPC boobu. donc c'est le PDC du programme plan la. plan de développement communal maanaam xam nga ne woon naa la dama gëm planification dañoo dajale waa Labgar yëpp ci gox-goxaan yi maanaam defuñ ko dajale wuñ ko xam nga ne naa la groupe bu mag mënul tekki dara dañoo def Labgar juróomi pàcc ci digg bi ak ñeenti gox maanaam penku bi soow bi gannaar bi ak voilà saalum bi ñu dajale ñooñu seeni borom foofu ku ci nekk fa nga ne ñu ñëw waxtaanee fa la nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi ñu tënk ko ci benn téere ñu ne fii ak juróomi at Labgar nañu bëgg lii changé abri provisoire yooyu yi ngay wax dëxëñ nañ ko ci wàllu courant bi dugal nañ ko ci maintenant nag moom parce que jafe na loolu diwaan boobu. waaw maintenant nag ça dépend parce que nag nga ne tey damay doxee tànk wala tey welo laa yore bëgg naa fi ak juróomi at di doxee 4x4 wala 8x8 xam nga loolu xalaat boobu nag dafa am ay pexe ak ay jéego yi nga xam ne da nga ko war a lal pour mën fa egg am na loo xam ne ñun mairie ñun ñoo ko war a def am na loo xam ne population ñoo ko war a defal seen bopp am na loo xam ne état moo ko war a def am na loo xam ne ci partenaire lañ ko yaakaar donc moo tax tey ci situation bi nga xam ne moom lañ toll man bëggoon naa ñu tënk téere boobu mu nekk suñu livre de chevet su ko defee daañu mën a ci sukkandiku muy man muy keneen est-ce que comprendre que vraiment ñu xam ne lii kat benn document bu am solo la bu ñu war a mën a téye mu nekk suñ jumtuwaay pour ñu ci mën a sukkandiku pour mën a def liggéey bu ñu war a def. alors lu jëm ci wàllu yoon tamit am na solo lool rang bi ci fi nga xam ne fi la bàyyi ko Linguère ba Labgar foofu ba Dooji boobu tiit lan lay jural askan wi tey monsieur le maire. waaw xam nga déjà rang bi rek soo ko waxee rang bi dafa nekk mooy piste de production lañ koy tuddee donc dafa nekk loo xam ne dafay dimbale pour désenclavement ku ko wax soo ñëwoon ba Labgar parce que am na ay jamono yoo xam ne soo doon dem Labgar diggante Labgar ak Linguère ñeenti waxtu ngay def ñeenti waxtu ci toit bi aujourd'hui tu fais moins d'une heure de temps pour nga dem Labgar parce que piste bi am na ay xeetu oto yoo xam ne oto bu ndaw mosoo koo xalaat di yóbbu Labgar man léegi damay jël oto bu ndaw fii di ko dawalee Dakar ba Labgar ci benn bés te loolu mosoo koo xalaat ay jamono borom oto yëpp seen oto yi yàqu woon nañ ay jamono waaye léegi wax dëgg yàlla seen oto yi ñi ngi tenir li ñu doon produire lu jëm ci wàllu soow lu jëm ci wàllu jur gi di ko bëgg a jaay ci yenn marché yi da doon jafe léegi wax dëgg yàlla gën na yomb dem ba ak dikk bi daal wax dëgg yàlla grâce au PPC et PNDL mooy le projet de piste communautaire en ancrage au PNDL. Le PNDL c'est le programme national de développement local ñoom ñoo financé loolu avec la Banque africaine de développement donc c'est un projet qui s'est chiffré à plus de 2 milliards de nos francs et loolu c'est important donc vraiment lu jëm ci wàllu piste yi ba pare. mais ñu ngi koy waaj a tali sax dégg naa. waaw loolu y a un projet en cours pour ñu goudronner ko le président a fait la déclaration à Ndioum. et loolu c'est important c'est extra dana continuer maanaam Linguère Dooji Labgar Namarel Bomboode ba Ndioum dana amaat beneen bu jógee Labgar jaar Yaare Laaw dem ba Ayre dana amaat bu jógee Labgar dem ba Louguéré Thiolly dana am bu jógee Labgar dem ba Teskéré donc Labgar dans quelque temps va devenir le hub du Ferlo maanaam ay yoon yoo xam ne tali yi fa la ñu célébé yoon lay doon. célébé yoon mooy Carrefour bi. Carrefour donc Carrefouru Ferlo Labgar lay doon te nag. moo tax ci suñu ay xalaat ma ne baaxoon nañu ñu tabax fi benn forail on a construit un forail moderne qui nous a coûté près de 65 millions. muy daral bi un bijou tout neuf qui a coûté 65 millions je te dis un magasin boo xam ne bu am capacité de stockage de 100 tonnes donc loolu c'est pas à négliger donc loolu lii mooy émergence maanaam nga fexe ba nekkinu nit ñi ak seen dundin ñu jéem ko soppi. alors bu boobaa xëy na danañ la laaj monsieur le maire fan lay jëlee ay ressources pour développer commune bu Labgar. mais ay pexe la rek xam nga man awma xaalis tey su ma doon def déclaration de patrimoine man awma dara awma xaalis man moom dama naan rek awma waaw awma laa leen di wax effectivement awma waaw tant que maa ngi am sommi bu ma naan ak mbaxalu Saalum bu ma lekk daal man maa ngi sant yàlla. man mbaxalu Jolof waaw man daal loolu laa xam mbaxalu Jolof sommi bu may naan ak soow donc loolu daal suñ ko amee bon mais nag ci kattanu yàlla ñu ngi am nañ ay xame am nañ ay relation te état bi tamit mi ngi ciy def li mu mën ONG ñi ngi ciy def li ñu mën voilà donc mu am il faut que ñuy jéem a soppi benn xeetu doxalin gis nga le fait d'être maire du charme man ku ma laajoon tey dama naan ko nañ ko soppi on a besoin de coach territorial j'ai l'idée
tout récemment j'ai dit mais écoutez lu tax waruñu créer ce qu'on appelle les ay coachs territoriaux et puis su boobaa on ne va pas dire maire on va dire ça c'est le coach territorial. boo jàllee bi beneen dayo bi mooy kuy xoogali kii nii non c'est révolu. non vraiment du dara. d'accord cër la nag jox lañ la ko mais. monsieur le maire par rapport ak ONG yi sa dem ak sa dikk ñu bëri jàpp nañ ne fi mu toll nii am na loo xam ne lii commune bu Labgar rawee na ko commune yu bëri Sénégal rawatina 19 communes yi nekk ci département di Linguère lan la. xam nga développement partenariat loolu dafa dépendre ci sa agressivité là je reviens de l'Hollande dama demoon Grenoble ci festival géopolitique bu ñu doon def avec le CEDES le centre d'études d'enseignement diplomatique bu fa am suñu ay relation ñu jàll dem Bruxelles dem Houten Hallen quelque part en Belgique dugg Hollande lépp mais di daw pour Labgar. xam nga loolu Labgar. voilà merci beaucoup li mu jural Labgar mooy tey. li ngay tukki bëri na lool monsieur le maire wax nañ la ko de. waaw xam nga tey am na lu bëri loo xam ne Labgar amu ko xam nga temps yii leen tukki naa fi ba indi fi benn camion buy fay daay loolu am na la njëriñ Labgar wala amul lu njëriñ Labgar ndaxte ñun zone sylvopastorale lañ nekk àll bi su tàkkee. muy benn bi. ñu ne waa déet ambulance bi ñëw ambulance boobu moo ma évacué man mii bi ñu ma gaañee donc xam nga ambulance man xam naa ne am na njëriñ xam nga rajo communautaire ma nga fa rajo communautaire bi lan moo ko indi xam nga nee naa la aw ma xaalis waaw léegi nag maire bi daal mën naa toog daal jàkkaarloo sama njaboot di leen xool ñuy xoolante ci ay bët maire bi dafa war a dem di uti dem ci aussi ci ak ay moyens boppam parce que li may tukki. man commune bi commune bi dugg ci. commune bi mënumaa jëndal billet parce que amu ko commune bi mënumaa jëndal billet parce que amu ko. mais ONG xëy na ONG yi ngay liggéey ak la. non loolu ça c'est loolu sama liggéeyu bopp la parce que bul fàtte aussi man maa ngi ci biir ONG yi loolu sama liggéey bopp parce que il faut que ñu dissocier Idrissa Diop maire waaye lépp lu ma ci mën nag pour ñambaas ci pour démarrer sama commune ma def ko parce que. loolu jarale parce que am na ku la ci interpellé d'ailleurs ne lu jëm ci Serfla bi nga xam ne nekk fekk daanaka ñoom nga gën a tal ci commune bi. mais loolu man Serfla moo ma doon dundal d'ailleurs au passage man j'ai démissionné du Serfla. Ah bon? Oui, vous avez la primeur de l'information kooku donc xam nga kooku il n'est pas. Pour quelle raison? Pour des raisons personnelles ça c'est pour des raisons personnelles. mais loolu yàggut monsieur le maire. je te dis moo tax ma ne vous avez la primeur de l'information kooku xamul Idrissa je suis Idrissa Diop maire de Labgar damay def loo xam ne moom lay commune bi di soxla tous les services de la commune fonctionnent. J'ai donné la signature, j'ai délégué ma signature. Il n'y a rien qui man amul lenn lu mu fay tëfli mais tout ce que je dois régler pour Labgar je le fais tout ce que je dois faire pour Labgar je le fais samay mission la bokk et ça comprendre nga mais nag c'est pas la commune qui me fait vivre man commune bi dund lu ma. yaa ngi jël salaire kay. dama ne commune bi dund lu ma je prends mais aw ma fa salaire indemnité la fa am 240 000 xaw ma 235 000 tu peux vérifier. alors mais tey jii monsieur le maire lu jëm ci mbirum intercommunalité. xam nga ne 230 000 mu yow loolu sax yow dundul la ah. mais xaalis la de quand même mais intercommunalité lan moo ci gis-gis monsieur le maire. intercommunalité lu am solo la parce que xeetu collectivité mais xam nga ak réforme bi mu amee ba léegi acte 3 bi am na ci ay xeetu intercommunalité yi nga xam ne ñi ngi am donc loolu bëgg-bëgg. yenn ci commune yi nga xam ne dañuy gis ne mën nañu ànd am na luñ bokk ñu def ko loolu mën na ne est-ce que comprendre nga tey am nañ benn cadre bi ñu naan le conseil départemental est-ce que comprendre nga mi ngi dajale à l'échelle est-ce que comprendre nga. donc ci gis seen bopp conseil départemental bi. waaw conseil départemental bi am na ay activités yu am solo am na ay programmes yu am solo yoo xam ne ñu ngi koy dérouler même bu dul ci sama biir commune mais ci biir département bi tout dépend ci centre d'intérêt bi rek su fekkente ne lii dañ ko war a def daara pour mu impacter ci biir collectivité locale yi mais suñ ko fa defee ku dëkk Labgar wala ku dëkk Linguère wala ku dëkk Warxoox su fa ñëwee dina ci gis njëriñ li. parce que balaa ngeen dem bay lënkoog yeneen mairie yu nekk bitim réew pourquoi pas dans le département de Linguère pourquoi pas au Sénégal. mais dama ne xam nga soo gisee ñuy lënkaloog yeneen mairie yu nekk bitim réew am bi moo tax pël yi nee nañ Maodo sa yari ngul dam ku suukaroo teg maanaam mag su naanee ndox mu tàng suukar saa tax. parce que tey man su may demee su ma lëkkaloog tey beneen commune bu sama xarit yi maire Warxoox mënuma koo yokk dara moom mënumaa yokk dara à part que peut-être mën nañ waxtaan ñu. mënuñoo yokkalante. bon ci lu jëm ci wàllu koom parce que ku ci nekk mi ngi koy ut. amaana nag su fekkente ne am na loo xam ne suñ communes yi ñoom ñoo ko bokk mën nañ koo boole jéem ci def ay jéego pour xool naka la ñuy def ba lii ñu bokk
naka lañ koy saytoo yaxanal ko pour que mu mën ñoo jëriñ de la manière la plus objective mu am benn plus belle. monsieur le maire bu dee wàllu ndox parce que juróom mi moo ñu desee am na loo xam ne war nañ ko wax bu dee lu jëm ci wàllu ndox mi ak lu jëm ci wàllu daral gi tamit fan nga ci toll. ndox mi ci wàllu forage. oui forage yi moom xam naa ne am ngeen. forage yi moom wax dëgg yàlla tey moom Labgar bi may ñëw ñetti forage lañ fa fekk tey ñu ngi ci juróom-ñeent. PUDC moo fa jaar. PUDC programme mu état yëpp donc tout confondu aujourd'hui on est à 9. alors bu dee daral gi tamit tey lan lay jural li nga xam ne moom mooy commune bi. mais daral bi xam nga nag yi dañ leen doon dàqee tànk ba daara tànk imagine 102 kilomètres Labgar daara mais tey camion day taxaw nga yéegal say nag yéegal say xar donc loolu kay. camion bi mairie bi moo ko moom. non camion bi mairie bi moomu ko mais c'est-à-dire ñun dañuy faciliter. ko moom yow. non camion bi moom moo ko mais camion yi man moom ma camion moom ma xar. fi ñu jaar donc ma ne moom ma camion moom ma xar aw ma camion aw ma xar mais dañuy def ay infrastructures yoo xamante ni population bi dañ koy jëfandikoo ay moyens la ay moyens yuy rendre accessible les infrastructures sociaux de base maanaam defal tabax daral defal benn abattoir fu ñuy rey ay nag ak ay xar defar defar rajo est-ce que comprendre nga noonu lañ defaree daral bi pour que nit ñi mën a dugal seen biir ci seen jur yi ci biir daral bi jaarale ko ci kii montante bi escalier montante bi dugal ko ci oto yi mu yomb bu njëkkoon loolu du mënoo ko parce que mënoo jël nag yëkkati ko di ko sànni ci oto il faut que mu am rampe ci rampe bi lay jaar yow xam nga nu ñuy yéegalee da xar yi ak nag yi fee à Daara pour di leen indi Dakar. bu ñuy ping tamit foofu la ñuy yóbbu jur gi. bu ñuy ping tamit foofu la ñuy yóbbu jur gi mais am na ci ay parcs yu bëri yoo xam ne def wax dëgg yàlla réalisé nañ ko ci biir commune bu Labgar. alors sa digganteeg le ministre Aly Ngouille Ndiaye pourquoi nga choisir liggéey ak moom dans le département surtout sur le plan politique. xam nga loolu question bu am solo la gis nga nit da ngay gëm yàlla xam nga gëm yàlla weesuwul am na ñu bëri ñu bëggoon réew. gars yi nee na dangay ŋarale léegi ku ko gis ne sa intérêt am na ci rek nga dem seeti ko. non c'est pas du question intérêt man dinaa la tontu parce que le ministre Aly Ngouille Ndiaye dama ko xam bu yàgg man ma nekk ci benn ONG di liggéey moom mu nekk consultant mu am sama benn xarit bu tudd Mara Ndiaye bu def rapprochement bi mais liy des ci rapprochement bi sax maa ko def sama bopp man maa ko tànnal sama bopp jege ko bu ñuy wut réew mi ma gis aussi effort yu mu def parce que réunion yëpp fii la ma fekk man bokk naa ci nag wax dëgg yàlla ci ñi nga xam ne nag ñoo àndoon doon samp APR ci biir département bi. membre fondateur. mais oui bien sûr. mais contribution Aly doo ko ndamoo parce que am na gars yu koy ndamoo monsieur le maire. xam nga aussi mën nga cee njëkk nag mais nga bañ a am dayo bi xam nga njëkk ci aussi te amoo dayo bi nag dañ waxante dëgg. le président de la république la nga yaakaar tey aujourd'hui suñu amoon kenn tey koo xam ne kii mën na indi peut-être lu ëpp lu Aly Ngouille di indi mais kooku lay est-ce que du gën a jàpp ko. politique intérêt donc. mais dama ne parce que dafa am lu Aly dafa ñëw indi mbooloo jël alalam def ci ma reconnaître ko te président falu dool ko ci gouvernement bu njëkk su ma gëmee Macky Sall jël nit samp ko ne ko kii laa teg def ko un ministre de la république daam ba pare ma ne man Macky Sall laa topp mais dama koy gëm dama koy topp parce que président moo ko njëkk wóolu est-ce que comprendre nga ci wàllu àdduna la mais kon ci wàllu diine la dañ naan yónnente bi mooy suñ prophète mais tey su fekk ci wàllu àdduna le président Macky Sall dafa jël doomu Jolof muy Aly Ngouille Ndiaye def ko un ministre ñu xam fu mu jaar mu dénk ko ministère de souveraineté te mi ngi liggéey te am na xam-xam bi. topp nga ko de mais am na ñu ko nangu topp dans le département. waaw bon ça c'est des convictions personnelles peut-être ñoom am na lu leen motiver c'est normal qu'on est en démocratie mais Macky Sall sax am na ñoo xam ne toppuñ ko. alors ñu daan léegi monsieur le maire ñaari minutes moo desee nga baal ma ñu daan na léegi wàllu tàggat yaram d'abord balaa ma ñëw ca drapeau bi wàllu nawetaan tamit am na jeunes yu bëri yoo xam ne interpellé nañ ci Labgar nawetaan vraiment dafa tàggatee bi. daam du ma seetaan football li ma dal nii man li ma dal paaga ak jaasi ci terrain si c'était aujourd'hui j'allais le refaire su ma gisee man en tant que maire de la commune de Labgar nekk ci benn commune boo xam ne sécurité bi doyul wala léeg-léeg pour nga am ko sax day jafe may bàyyi ay xale di fa football ndax ballon ndax coupe boo xam ne bi trophée bi jarul 100 000 francs ay nit di ci ñàkk seen bakkan kooku duma ko def j'assume mes responsabilités duma nangu aj ko nawetaan donc ma ne nawetaan heure bu amee xeex ma arrêté leen même bu dee tey mais lan mooy solution donc mais amul solution kay dama ne xam nga solution amul xam nga solution imagine ñuy dem terrain kii jël jaasi dugal fii kii jël pièce dugal fële
man Dame tu penses que dans ces circonstances dinaa ci bàyyi ay nit dem ci terrain boo xam dafa sori. terrain bi responsable. terrain bi kan moo ko fa def man maa fa def terrain bi ci sama magistère maa fa def terrain musu fi am yëf terrain yi commencé am ay recette yow xam nga ne terrain yu lañ doon football est-ce que comprendre nga terrain yu lañ doon footballee. en tout cas clôturé nga ko. clôturé nañ ko te defal nañ leen ay banquet sax pour toog te ñi ngi yaakaar ci suñu ay relation defal fa ay gradin mais lépp loo gis dama ay step by step la dafa am fu ñuy jaar ba egg foofu mais donte maa ko def donte star la woon su fa rayante bëggee am man dama koy damay bañ ba tëdd ci suuf parce que waa Labgar suñu ay njaboot lañ te la ma dal yéenewuma ko mu dal doomu aadama yéenewuma la ko yéenewuma ko samay rakk yéenewuma ñi fa nekk ampleur bi xam naa lan la enjeu bi xam naa lan la ñaanuma ko yàlla li ma dal su daloon keneen man personnellement du ma am ay moyens defal ko ma pour ñu faj ko léegi nag Wolof Njaay nee na da xoddile ko balaa ngay lakkale su ma gisee ni lii fitna moo fa nar a jolli mais rafet na trop imagine man ma jënd tey juróom-ñetti jeu de maillot équipe bu nekk ma jox la jeu de maillot ma jënd ñaari jeu de maillot teg ko jënd trophée teg trophée baa nga Labgar kenn jëlu ko mais loolu ça veut dire quoi ça est-ce que man loolu nit tabax stade defal terrain clôturé ou ay jeu de maillot nangam après toog ñu bañ ko football donc est-ce que man loolu neex na ma man personnellement donc nit ñi jeunesse bi sport riméwul ak violence c'est pas du ma ci sax badine duñ fi nekk ñu kii ku ma ci bëgg a mere aussi da nga ma ci mere mais du ma mas a seetaan ay bakkan di faatu ñu naan parce que dañ doon football wala ñuy reyante nit ñu ne parce que terrain bi la non c'est que lii wala laa su ma amee damay arrêté rek. alors mais boo amoon sécurité lu mel ni poste de gendarmerie loolu lépp xëy na bu boobaa. am nañ poste de gendarmerie bu bees tàq du yàgg ñu inauguré ko su ci yàlla àndee loolu aussi dafa bokk ci réalisation yi après bu ma laaj fan lañ ko amee. non danaa ko laaj parce que xam naa ne foofu laa la bëggoon a yóbbu. non dégg nga de poste de gendarmerie am nañ du poste sax am nañ brigade. brigade gendarmerie lañ am Labgar brigade de gendarmerie waxuma la poste. kañ lañ ko inauguré ak noo ko amee si tënk. du yàgg danañ ko inauguré donc loolu ñun ay sénégalais lañ dañu bokk ci Sénégal te président Macky Sall bala muy tàggoog ñun ci mandat bu njëkk bi déjà danañu won lu mu mën danañ ko jox dolli beneen mandat te balaa boobu danañ inauguré poste danañ inauguré gendarmerie bi am na yeneen dëkk yoo xam ne ay poste lañ am danañ inauguré poste yi te dañ fa déployer ay nit te dina gën a yomb moo tax yàkkamti jaru ci ndànk-ndànk ñi ngi ñëw Labgar tey xar-xaram bi wax dëgg yàlla changé na di sant yàlla. alors tey jii benn minute monsieur le maire bu Bassirou Ka jëlee tuddee le drapeau grand combat tey ci stade Bassirou Sidi Ndiaye d'abord doomu Labgar nga doomu Jolof nga mais tey ñu woo lu jëm ci Jolof suñu culture def la parrain grand combat naka la def. waaw xam nga Bassirou Ka dafa baax rek xam nga fekkonte ne xaalis la am na ay commerçant yu fi nekk Bassirou Ka mënoon leen a jël mais Bassirou Ka man xam na ne yoruma luy suukar baraat dafa baax rek peut-être mu parrainé ma peut-être moom moo xam lu tax aussi mu def choix bi bon mais ñu ngi ko ci sant di ko gërëm di ko delloo njukkal aussi di wax ne danañ ko jël comme moo ñu ko jox danañ ci def luñ mën te bëgg nañ aussi jolof yëpp ñëw ci festival Jolof suñu culture ñu xam ne caada dafa baax ci développement sans caada mënuñoo tekki dara. alors monsieur le maire moom bay la nga tàggoo ñu doon déglu ci Ferlo FM ak Jolof Actu. maa ngi sant ñëpp di la sant di la gërëm di wax ni ñuy delloo seen xel yi adduna bi dafa jeex ba pare parce que fii dara jarul ñi fiy daw am na ñoo xam ne ñu ñoo nekkoon ak ñoom jiitu nañ ñu donc nañ yéenente jàmm ku ci nekk lépp luy sa wërsëg bala ngay dee dañ ci jot yàkkamti jaru fii soo comprendre que képp koo xamante ne kii da ngay yëngu ci wàllu politique lépp loo ci li nga ci mëbët na la ko yàlla may mais nañ jiital ngor nañ jiital dignité nañ jiital tamit gëm yàlla surtout dafa am solo gëm yàlla suñ jiitalul gëm yàlla et soo comprendre nga amaana mën nañu yàkkamti suñ yàkkamtee mën nañoo juum te yàkkamti yàqule. alors Idriss candidat 2019 local. bon tollooguñ fa tey nii benn candidat la muy président Macky Sall. li ci kanam nag rawali bët. su ci yàlla àndee moom laa bëgg fal d'abord en 2019. te ci kàttanu borom bi yaakaar naa ne fal nañ ko ba noppi. alors ñu koy gërëm mbokk yi di ko sant xam nga li ñu ci leen ci wax dafa xat lool bëggoon nañu waxtaan lu jëm ci actualité nationale internationale ndax yaa ngi koy bàyyi xel waaye du ñàkk ne su yeneen jëmmi jamono monsieur le maire danañu amaat yeneen waxtaan boo xam ne danañ ko gën a mën a yaatal ci li nga xam ne moom mooy wàllu xew-xew en tout cas ñu ngi koy gërëm di ko sant baax monsieur le maire Idrissa Diop di maire bu Labgar mbokk yi mu nekkoon seen émission Pencum Jolof Dame Ndiaye mu nekkoon ci kaddu gi ñu ngi gërëm ñi doon déglu Ferlo FM yëpp ak ñi doon déglu www.jolofactu.com ñu ngi leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen di leen jox dox daje beneen gaaw ak beneen gan jàmm ak jàmm
Mario Maire Mario Mo de Gembere Mario Mo de Gira Mario Mo Bajala Mario Mo